par notre système de santé publique et sont complètement guéris. J'en appelle à la vigilance de tous et au respect rigoureux des recommandations du Comité national de gestion des épidémies, conformément au règlement sanitaire international. Sur proposition du Comité national de gestion des épidémies, j'ai décidé, premièrement, de l'interdiction pour une durée de 30 jours de toutes les manifestations publiques sur l'ensemble du territoire national. Deuxièmement, la suppression temporaire de l'accueil des bateaux de croisière sur le territoire national et le renforcement systématique des contrôles sanitaires au niveau des frontières terrestres, aériennes et maritimes. Troisièmement, la suspension des enseignements dans les écoles et universités pour une durée de 3 semaines à compter du lundi 16 mars 2020. Quatrièmement, le renforcement de la protection des personnels de santé, de sécurité, de défense et de secours mobilisés. Cinquièmement, la suspension des formalités nationales liées au pèlerinage pour l'année 2020 au lieu saint de l'islam et de la chrétienté. Je saisis cette occasion pour lancer un appel solennel à tous nos guides religieux à accompagner le gouvernement et tous les services de l'État concernés dans la mise en œuvre des recommandations du Comité national de gestion des épidémies. S'agissant de la célébration de la fête nationale du 4 avril, je présiderai au Palais de la République une cérémonie de prise d'armes. Toutes les autres manifestations habituellement prévues pour la fête nationale sont annulées sur l'ensemble du territoire national. J'invite toute la population à respecter les mesures d'hygiène individuelles et collectives recommandées et à partager les messages de sensibilisation, de prévention et d'alerte. Je recommande à nos compatriotes de la diaspora vivant dans des zones à forte prévalence de Covid-19 de respecter les dispositions édictées par leur pays d'accueil. Je leur exprime ma solidarité ainsi que celle de toute la nation en ces moments difficiles. Je voudrais faire le résumé en langue nationale wolof. Mbokk Sénégal, bés bi tey di samedi ci weeru mars dajale naa kuréel gi nga xam ne moo yor wàllu feebar yi ci biir Sénégal ñu tuddee ko Comité national de gestion des épidémies. Kuréel googu nag moom moo dajale ñëpp ñuy borom xam-xam ci wàllu kër docteur moo xam professeurs yi la wala docteurs yi wala ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi yëngatu ci wàllu woowu ak ñiy saytu feebar bi ak di ko faj. Dajale naa leen aussi ak waa armée nationale, gendarmerie nationale ak police ñu xamee leen ci turu force de défense et de sécurité. Dajale nañu aussi service yi nga xam ne yëpp tey jii taxaw nañu bokk ci xeex bi nga xam ne nekk na xeex bu àdduna bi yëpp di def contre jàngoro joo xam ne ñu ngi ko tuddee Covid-19 te tey wër na àdduna yëpp. ñoom nag ñi nga xam ne ñoo nekk kër docteur ak ñi yor comité national boobu dama tàmbali di leen sant bu baax ci liggéey bi ñu jot a tàmbali bi fii
ndax ba mbir mi amee ba léegi taxaw nañu temm guddi ak bëccëg ñu ngi dem di jël prélèvement yi ñu ngi faj maladie ñu ngi isolé ñi nga xam ne itam dañ leen wàll wala boog toogoon nañu ak maladie. ma bëggoon tam dalal xelu waa réew mi si ni état bi muy nguur gi dana jël bépp matukaay bu mu war a jël ngir mën a xeex feebar bi di Covid-19 mu bañ a nekk lor bu mag ci suñu réew. fii ñu toll tey am na li ñuy wax foyer de transmission maanaam feebar bi feeñ na ginnaaw bu mu amee ci Ndakaaru mu doon ay cas yoo xam ne dañ ko importé yàlla def ci cas yooyu ñaar faj nañ leen ba ñu wér am nañu yaakaar ci ñeneen ñi waaye amaat na ci Touba benn cas boo xam ne moom it ba mu jóge Italie ñëw yàlla def na dafa wàllu waa këram ak li jege ñi ko jege woon ba ñooñu tey jël nañu benn centre de santé bu nekk Touba ñooñu foofu lañ leen di toppatoo lépp li war ci seen wér-gu-yaram docteurs yi déplacé wu nañ pour dem dinañu aussi déployer hôpital militaire mu ñëwaat Touba ngir continuer di jàppale waa Touba ci wàllu santé publique ndax loolu tam dafa war a wéy kon mbir moomu nag xew moo indiwaat situation bu bees te tey lu ëpp juróom-ñaar fukki nit ak lu topp ñu ngi leen di topp di leen isolé ni nga xam ne noonu lañ ko war a defee ci feebar bi ngir ñooñu bañ a wàll ñeneen bu fekkee am nañu feebar bi loolu nag moo tax docteur yi nañu bu ñu bañee mbir mi ëpp suñu loxo ba mel ni yenn réew yi faaw ñu fagaru bañ a bàyyi ba mu dal suñu kaw su boobaa suñu ay hôpital ak personnel bi ñu yor du mën a faj lim boo xam ne dana jégg dayo te bu boobaa Sénégal dootul mën a attan feebar boobu li ngir ñu fagaru nag moo waral ginnaaw matériel yi nga xam ne santaane naa ñu joxe ko ak koppar yi mu laaj ci wàllu wér-gu-yaram ak déplacement équipe yi ak jënd matériel yi protéger ñiy faj ak ñiy protéger ñi feebar war nañu fexe ba lii OMS wax muy organisation mondiale de la santé nga xam ne moom mooy joxe recommandation maanaam ay tegtal yi réew yëpp war a topp ngir bañ feebar bi jéggi dayoo loolu tax ma ne ginnaaw bi ma leen dégloo ñoom experts yi jël naa ay dogal ci li nga xam ne mooy wareefu état mu wareefu nguur gi bi ci jiitu mooy dinañu dindi tere ndaje public yi nga xam ne dafay faral di am moo xam ci stade yi moo xam ci bépp xeetu manifestation publique sur l'ensemble du territoire fii diiru fanweeru fan selon ni feebar bi di évoluer ñaareel bi tam gis nañ ne am na bateau yu doon ñëw lu bare di indi ay nit yu jóge bitim réew loolu tam dakkal nañ ko fii ba jëmmi jamono te it wax nañu ñu renforcer contrôle yi ci frontière yi nga xam ne mooy frontière yi ci suuf ci frontière yi ci suuf wala frontière yi nekk ci aéroport yi wala boog yi nekk ci port bi loolu yëpp am nañ waxtaan bu yaatoo yaatu tey pour yokk kattan ak nit ñi ko war a saytu ak matériel bi ñu war a yor pour que tam feebar bi bañ di ñu duggee ci frontière yi ñetteeli mesure bi tam ñu ngi ko jël ginnaaw bi benn xale ci ñi ñu téye woon ci Touba génne dem école am te mu bokkoon ci ñi feebar kon déjà waa classe boobu ak ñamu gisoon ñëpp dañ leen di daal di ñoom itam isolé ngir ñu bañ nag loolu yaatu moo tax ñu jël mesure tëj école yi ci diiru ñetti semaine bon à partir de lundi altine bii di ñëw maanaam école yi day tëj kon mel na nu weekend bi bu paree école yi dañu tëj ci diiru ñetti semaine muy école yu ndaw yi école maternelle ba université ngir ñu éviter moytu lépp loo xam ne dana indi ay jafe-jafe ci wàllu woowu ñeenteel bi tam mooy jël nañ ay dogal pour renforcer
protection maanaam kaaraange personnel de santé parce que ñoom itam ñoom docteurs yi ak infirmiers yi ñi nga xam ne ñooy njëkk a jot maladie war nañu bu baax a baax assurer seen kaaraange ci équipement ak ci lépp loo xam ne dana tax ñu moytu ñoom it ñu am contamination ndax feebar bi xamul docteur xamul ministre xamul président xamul maanaam kenn jomb ko mën na dal si ku ne te mën na la dalee nu nekk ndax ki ngay toogal mu lay wàll peut-être sax doo xam ne ku yor feebar bi la loolu tax nag dañ war a gën a fagaru juróomeeli dogal bi tam mooy dañuy taxawal formalité yi nga xam ne tàmbali woon nañ ko jëmale ko ci wàllu aj pour li concerné jullit yi aj màkk wala boog pèlerinage chrétien ñoom it waroon nañ di def seen pèlerinage lu yàggul dem Rome dem Israël def circuit bi ñu daan def loolu yëpp dañ ko arrêté bi jëmmi jamono mënatul donc taxawal nañu formalité yooyu ministre de gouvernement bi waxtaan na ci démb ak yéen loolu tam mu ngi découlé ci li réew yi nga xam ne fa lañ war a jëm jël nañ ay mesures ne seen réew fi mu nekk dakkal nañ loolu lu mel nu Arabie Saoudite muy umra bi muy visite yi muy aj bi ñoom jël nañ dogal boobu ne ren ji suspendre nañu bépp activité bu jëm ci aj bi ba ñoom it ñu gën a xam fu feebar bi jëm lii nag moo tax may wëlbatekuwaat nag ci kilifa diine yi di leen lancer appel mooy di leen ñaan ñoom seen bopp ñu taxaw ci mbir mi waxtaan ak seeni jaboot waxtaan ak seeni taalibe ngir lii ñu wax te wér-gu-yaramu askan bi tax ñu mën ko doxal ngir aar askanu Sénégal loolu jàpp naa ne kenn ku nekk ci ñoom war na ko taxaw ci bu baax a baax ngir lii ñu wax mën a am maa ngi rafetlu it nag li nga xam ne kilifa jàngu bi def nañ ko ba pare parce que ñoom déjà def nañ appel bi jël nañ décision pour aj li nga xam ne moo aju ci seeni manifestation religieuse li jëm nag ci nguur gi ba tey ñu ngi dëgmal suñu 60e anniversaire muy 4 avril 2020 nga xam ne dañu pare woon défilé bu mag a mag ndax ren la réew mi di am juróom-benn fukki at waaye préparatif yooyu yëpp nag mujj nañ ko teg ci suuf ndax bu réew bu ci feebar nekkee surtout feebar bu mel ni bii di Covid-19 nekk feebar bu mën a wàlle lool mën a yàq lu bare mënatuñu nekk di def ay fête moo tax fête 4 avril bi dañ ko arrêté moom it dakkal ko ba nga xam ne benn manifestation mooy am ci palais bi lay nekk le 4 avril ak ñi nga xam ne ñoo ko seq ak njiitu réew mi ñu def ko nag ci turu Sénégal yépp ba tax na même région yi su boobaa du aaju ñuy def levée de maanaam ñuy def prise d'armes donc benn prise d'armes mooy am au palais de la République pour mandargaal feetu 4 avril 2020 loolu mooy li nga xam ne moom méngoo ak tey li ñuy dund fii ci Sénégal kon maa ngi woo population bi yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ñu respecté itam li nga xam ne moom la waa kër docteur di wax ci wàllu cetum loxo ci wàllu lépp li ñu leen di santaane ci nuyu wante beeg raxas loxo yi surtout ci ndaw ñi ak lépp loo xam ne ay mesures la yu ñu wax te ñu ngi koy génnee ci télévision yi bés bu ne di ko wax ci rajo yi loolu buñ ko defee am nañu yaakaar ne suñu borom mën nañu jàppale ginnaaw bu ñu fagaroo ñaanee aussi suñu borom jàmm mën na ci am. maa ngi terminer tam ci suñu mbokk yi nekk bitim réew jamono ji ñoom jaaxle nañu lool ndax am na ci réew yoo xam ne tey Sénégal bëri na fa ay doom réew mu mel ni Italie réew mu mel ni France réew mu mel ni Espagne bëri nañu fa te nit ñi jaaxle nañu waaye li ñu leen di wax rek mooy fii ñu toll nañu ku ne fa nga ne na nga respecté tam li kër docteur yi wax ak nguur ga nga nekk réew ma nga ne la mu dogal buñ ne bu kenn génn bu ñu ne nañu respecté ay recommandation nañu ko def
nañ leen ko digalee te xam ni xëy na buñ ko defee yàlla mën na def sutura. En tout cas maa ngi leen di waxaat suñu solidarité maa ngi ñaan aussi ñi nga xam ne bàyyi nañ avion yi di jël yoonu suuf loolu moo gën a garaaw parce que dugg boo xam ne kenn du la contrôler loolu da nga lor sa njaboot parce que sa njaboot ngay njëkk a wàll balaa ngay wàll société bi donc loolu aussi ñu bàyyi ci xel moo tax faaw ñu renforcer contrôle sanitaire ci frontière terrestre maanaam muy frontière yëpp yi nekk ci buntu Sénégal mais aussi ñu wax leen rek suñu solidarité et dinañ nekk en contact ak ñoom via suñu ambassades yi ak consulat yi ba nga xam ne bu ay situation amee ñu mën leen taxawu ñoom it ak fu ñu mënti dëkk. lii moo doon ci gàttal kàddu yi nga xam ne tey amoon nañ ko fi ginnaaw bu ñu xoolee situation bu bees bi di ñaan yàlla nag mu yem fii ndax ñu mën a jublu ci yeneen i mbir kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaam. voilà mbokki internet yi bàyyi xel Senego TV di leen jaajëfal bu baax tey nag ñu ngi woon fii en direct fii ci palais présidentiel du palais président de la République gis ngeen tey daje bi nga xam ne moom la njiitu réew mi woote woon ak jëwriñ yëpp teew nañ fi ministre yëpp secrétaire général teew na fi ak képp koo xam ne bokk nga ci gouvernement bi di ministre de la santé wala ci yenn ci ministère yi nga xam ne ñoo ngànk réew mi yëpp. gis nañ déclaration bu am solo bi nga xam ne moom la son excellence président Macky Sall def wax ne mbir mi feebar bi fi mu toll jamono ji ci àdduna wërngal këpp nekk na loo xam ne jaaxal na àdduna yëpp ba tax na tey ji mu def jàkkaarloo bu am solo gannaaw ba mu waxtee rek ministre yi lu toll ci ñaari waxtu jël pause 30 minutes dellu si waat na wax lire discours bi comme nañ ko xamee lépp loo xam ne mooy cérémonie wala lépp loo xam ne mooy mbir moo xam ne dañ ko def ci biir dëkk bi di Sénégal jamono ji aaye nañu ko ci réew mi daan nga këpp fépp daal ci biir réewum Sénégal s'il vous plaît ok excuse-moi comme fi nga xam ne ñu nekk mooy Sénégal interdit nañ lépp loo xam ne cérémonie la jamono ji may wax ak yow interdit nañ ko pour am xam naa dañuy bàyyi en attendant ñu vérifier yi nga xam ne nan la ñuy xool en attendant ñu xool kilifa diine yi nga xam ne ñoo da ci dëkk bi ndax jamono ji ñu nekk nag ëtt kër yi diine yëpp ñu ngi am programme religieux jamono ji ñoo ngi am programme religieux xam naa nag danañ xam nan la kilifa diine yi def mais daal nañ jàpp ne jamono ji président de la république yëkkati na ay kàddu wax ne lépp luy cérémonie wala lépp loo xam ne dañuy dajaloo askan bi di ci waxtaan wala askan bi dajaloo mën na indi dara wala mën na yokk doomu jàngoro bi kenn xamul Sénégal ko xam ne jamono ji lu toll ci 19 cas moo ngi fi wala 21 cas bu ngeen ko vérifier ci suñu plateforme senego.com da ngeen gis ne jamono ji nan la feebar bi def ak fan la toll temps réel ba tax na nag président de la république Macky Sall wax na ne interdit nañ lépp luy rassemblement public dafa dajaloo gis nañ suñu mbokki chrétien yi ni ñu defee communiqué bi depuis le 7 loolu la ko suñu président defee tey ji wax ne lépp luy rassemblement école yi ci fàttali aussi tëj nañ leen lu toll ci ñetti semaine maanaam nag interdiction bi nag mu ngi concerné tey ji jamono yi ñuy wax ak yéen ba lu am fanweeri fan maanaam lu toll ci benn weer ci lay duré xam naa suñ ca paree incha allah bu fekkee ne mbir mi mën nañ wax ne yàlla teggil nañu nattu bi rek lépp luy programme dina am mais daal nañ jàpp ne jamono ji fii ñu nekk ci Sénégal président de la République def na ko comme ni ko préfet defee sans communiqué wax ne ngénte yi am ci biir Dakar wala dëj ak lu mu mën a doon képp ku defoon demande rejeté nañ yëpp président nag jot na ko confirmé comme mën nañoo wax maintenant nii lépp mën na fii ci Sénégal interdit nañ lépp luy rassemblement public yaa xam foo ko mën a defee aay nañu ko lépp ngir mucc wala lépp pour def ba maytu xam doomu jàngoro ji nga xam ne mooy coronavirus di Covid 2019 na la ñuy def ba mucc ci mu nekkoon seen reporter Seydina Alioune Ndiaye fii ci palais de la République pour Sénégal.